mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen ak jàmm tey ñu am mbégte ci suñu jotaay ji di dalal monsieur Ali Sali Diop di ministre de l'élevage et des productions animales monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di profiter ci seen antenne donc di nuyu bokki Sénégal yëpp ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew di jéglu nag ci baat bi nga xam ne dafa xaw a na sax tuuti. jégal nañ la ko ginnaaw guñ la remercier ci honneur bi ñu defal accordel ñu interview bi monsieur le ministre fu mu toll nii ñëpp xam nañ ne ci tabaski la ñu jëm njaboot yu bëri am nañ jàkkare parce que gis nañ suñu situation ak Mali ñu bëri tiit ne daal bu ñu mayul xar yi du doy est-ce que mën nga dalal seen xel. waaw jërëjëf li may bëgg a wax foofu di ko faral di baamtu at mu jot tabaski Sénégal Mali yoru ko beneen réew yoru ko tabaski Sénégal ci boppam ay éleveurs Sénégal ci boppam ñoo ko yor ndax bu fekkee ne bu tabaski jotee comme ni woon daaw fukki xar yoo xam ne rendi nañ leen juróom-ñetti xari Sénégal lañ ñaar ñoo jokkoo woon bitim réew te ñaar ñooñu at mu jot dañu seet ne day wàññi loolu mooy tekki donc ne tabaski Sénégal xari Sénégal ñoo ko yor benn. ñaareel bi ñu war a xam ne Sénégal seetaanul boppam gis nga politique en matière d'élevage bi président de la République teg bi mu fi ñëwee ba léegi njeexital li mooy dañoo gis ne jur gi seen bopp bu mu ci mënti doon rawatina xar yi dafay yokk at bu jot donc tabaski du loo xam ne dañuy xaar ba mu ne këtt na jonn ñu nekk ci di ci yëngatu politique d'ensemble bi nga xam ne dañ koy def dafa bokk ci loo xam ne njeexital mooy mbooleem loo xam ne production animale la di ndawal wala di meew wala loo xam ne dafa xeetoo ci ñaar yooyu at bu jot muy mën di yokk donc ci loolu la ñu nekk ba nga xam ne tey fi may waxante baat bu dee bii de maa ngi jógee ci àll nekk ci tournée tabaski waaye li ma gis ci ay xar ren ci waxtu wii daaw bi ma demee ci àll bi gisuma ko woon loolu moo lay wan ne tabaski fi mu nekk sénégalais ci seen bopp éleveurs sénégalais ci seen bopp ñoo ko jël en charge ñoo ko waajal seen bopp parce que en fait dafa am li ñuy tuddee li président Macky Sall indi mooy le renouveau de l'élevage ñëpp jàpp nañ ñi liggéey ci affaire élevage jàpp nañ ne xam nañ ne élevage c'est un secteur économique boo xam ne Sénégal daf ci am yaakaar pour mën a def koom-koomam. muy ay kàddu yu dal xel jamono ji comme ñu ngi jëm ci tabaski c'est normal aussi mais njëkk yi aussi njëkk yi mbaar du cher parce que jamono ji constaté nañu ne njëkk yi moom dafa jël l'ascenseur comme ni ñu koy faral di waxee njëgu xar yi. waaw mais xam nga il faut que sénégalais yi xam li nu bëgg li may njëkk a wax di ko biral saa su nekk mooy dañoo xam ne sénégalais yi jënd pour ñu am lu ñu jënd. dafa am ñu nekk ca naaj wa di liggéey ñu tudde leen ay éleveurs man mi nga xam ne dama dëkk ak ñoom di dem saa su nekk di leen nemmeeku ci àll bi gis li ñuy daj di sàmm muy naaj ñuy sàmm di wut ñax fu mu mënti nekk di ko topp di dem ci forage yi di wëgg seen ak jur di jënd aliment de bétail defuñ leneen pour am xaalis ci leneen defuñ lu dul càmm ñooñu tamit la ñuy liggéey allah kulli xaal war nañ leen a mën a delloo njëg ga nga xam ne moom la mooy seen coono loolu dama koy séentu bu baax ci Sénégal yi ndax loolu mooy tax secteur bi nga xam ne dañ koy tabax muy élevage ñi ca nekk sawar caa nekk ña ca nekk sénégalais yi nga xam ne dañuy jënd xam ne ñoom bu ñu demee nekk di liggéey leneen ñii nekk ay jàngalekat di jàngale ñii nekk ay mécaniciens di dem di xëy di liggéey di daan seen dool di am dara ñii nekk ay fonctionnaires ci leneen ñii nekk secteur privé am na ñoo xam ne dañoo farewoo nekk ci àll ba di toppatoo ak jur gi pour que ñoom saa suñ ko soxlaa moo xam tabaski la wala yeneen jamono ñu am ñoo xam ne ñoom loolu la ñu farewoo di leen ko liggéey ñooñu nag
il faut ñu bàyyi leen xel benn. ñaareel bi alors kuy dem marché tey di jëndi basin bala ngay dem marché da nga waajal sa bopp ndax yow ci sa bopp xam nga ne basin mètre 2000 am na mètre 1500 am na 2500 am na 3000 4000 ba 12000 waaw kooku dem marché di jëndi basin buy dem kenn du ko dégg mu naan njëg buy dem day yóbbu la tolloog li mu man il faut que également produit bu manti doon ceeb a gi nii am na ceeb yoo xam ne njëg yi wuute na ku nekk booy dem di jënd ceeb également da ngay dem li nga xam ne moom la sa postologue waaw lu tax ñu nangul ko ñooñu te duñ ko nangul ñi nga xam ne ñoo yor jur gi ñun challenge ci mooy défi bi mooy ñu fexe ba nga xam ne njëg yi yaatu njëg yu yemamaay njëg yu digg doom ak njëg yoo xam ne mooy gën a kowe kenn ku ci nekk nag la nga man la yàlla wërsëg nga dem jéem a jënd xar mu toll noonu bu ko defee éleveurs yi danañ sawar lii nga xam ne at mu jot wala saa su nekk ñun dañ koy soxla ñoom ñu sawar delluwaat ca naaj wa toppatoowaat jur gi pour mën a ñëwaat indil ñu li nga xam ne moom lañ soxla waaye buñ leen fay maanaam buñ leen tëj ci li nga xam ne ñu def c'est le secteur privé national donc c'est à nous Sénégalais ñoo war a taxawu secteur boobu bi nga xam ne li mu am ci emploi bari na li ñuy séentu ci moom ci li ñuy wax souveraineté alimentaire dafa am donc ñooñu buñ leen gàllankoor. ñoom tamit di faral après tabaski bi di confronté wu ay mévente ak yi demee noonu loolu tamit di gàllankoor seen activité bu baax souvent. waaw xam nga comme ni ma ko waxee léegi njaayum tabaski c'est une activité commerciale li ñuy indi bu fekkee ne dafa tolloog li ñu soxla li ngay wax léegi du am li ñuy indi bu ëppee li ñuy soxla dana am loolu ngay tudd mévente donc il faut juste faire benn équilibre boo xam ne la régulation comme ni ñu koy waxee ci tubaab la régulation ñu ngi koy def par l'information fii mu nekk 45 jours avant tabaski gi def nañ benn dispositif ci marché yi boo xam ne ëmb na téeméeri marché ak fukk ak ñeent ay marché hebdomadaire ëmb na fanweer ak juróom-ñeent marché quotidien ëmb na fanweeri marché ak juróom-ñett ci biir région de Dakar foofu dañu fa am agent yoo xam ne pour marché hebdomadaire dañ fay dem bés bi nga xam ne moom lay marché di am marché quotidien yi am nañ agent yu fa nekk en permanence marché Dakar yi également am nañu fa nekk en permanence seen liggéey mooy collecter information yi nga xam ne information commerciale yi nekk ci marché bi moo xam nombre jur gi ñëw njëg yi nga xam ne ñoo fa nekk di ñu leen fay gis bu ko defee ñun suñu wareef la ak ñii ñu waxtaan ak yéen di leen jox ay xibaar yoo xam ne ki nga xam ne mooy consommateur également wala ki nga xam ne day jaay dana xam marché bi fu mu toll ci Sénégal dana ko xam ci région Dakar dana ko xam Thiès Kaolack Ziguinchor ak fu mu mënti doon. monsieur le ministre ñëpp xam nañ ne càmm gi bànqaas la bu am solo ci réew mi ñi ci yëngu bëri nañu bopp jur gi tamit bëri nañu lool macha allah waaye tey ba léegi mënaguñoo agsi ci loolu ñu dippee nasaraan dippee ko autosuffisance en production d'origine animale lan mooy gàllankoor gi ak yan jéego ngeen ci tegagum. mais parce que li ma métti léeg-léeg mooy journaliste wala am na ñoo xam ne dañuy wax am na loo xam ne maîtrise wuñ ko dama lay jox ay chiffres. gis nga fi mu nekk nañ jël ndawal at mu jot li ñuy consommer li ñuy jëfandikoo ci ndawal c'est environ 310 000 tonnes maanaam ci 310 000 tonnes yooyu 95% yi fii ak juróog Sénégal la maanaam 100 kilos yu ñu jëfandikoo ci at bi ci Sénégal juróom-ñeent fukki ak juróog Sénégal la. maanaam juróomi kilo moo jógee bitim réew nekk souvent des animaux sur pied ak jur la goo xam ne day jógee Mali wala mu jógee Mauritanie xam nga kooku daanaka kuy wax indicateur autosuffisance alimentaire en matière de viande daanaka sorili ko ñaar ganaar yàpp ganaar maanaam ganaar ak ay nenam lu ñu fi jëfandikoo ci Sénégal lépp fii la juddoo
jéggaaniwuñ yàpp ganaar jéggaaniwuñ ay nen donc loolu autosuffisance yoo xam ne effectivement ay meññeent la ci élevage wax naa la ko léegi ci tabaski gi xar yi nga xam ne moom lañu tabaski fukk yi ñu fi rey juróom-ñett yi fii la ñaar yi bitim réew la jóge dafa fekk ne nag Sénégal réew mu rëy la te consommation bi dafa bari donc dañuy consommer dañuy déstocker di stocké waat donc phénomène boobu nag mooy li nga xam ne mooy indi dynamisme filière parce que kenn ku nekk di yar boo sañoon da nga am marché boo ko jaay kenn ku nekk di yar da nga boo sañoon da nga am ku ko jënd li fi nekk ci ay màggal ay gàmmu ak ay fête amut yeneen réew yi nga xam ne moo ñu donc ñun ni ñuy consommer les produits animaux amul benn réew boo xam ne dana ko ci consommer donc pour wan la ne effectivement secteur bu élevage Sénégal dynamisme bi mu am ak ni nga xam ne mi ngi koy contribuer ci économie waruñu ko tëkkaleeg ak yeneen réew ça c'est important benn jafe-jafe lañ am mooy ci produits animaux mooy meew donc meew am nañ ci ay jafe-jafe yoo xam ne tey 700 millions la ñuy soxla at bu jot malheureusement li nga xam ne moom la ñuy production locale bi mi ngi tourne autour de 240 millions 250 millions donc loolu am nañ gap boo xam ne bu rëy la commencé nañ nag ak président de la République def ci ay jéego depuis 2017 indi ay nag yoo xam ne moom la ñuy wax vache laitière yoo xam ne tey seen production dana dem en moyenne ci 20 à 25 millions de litres bi ñu ko defee ba pare également production bi yokk na de 8 millions de litres par an loolu am na solo loolu président de la République jëlaat ci yeneen matukaay yu bees ne ñi ko daan jënd muy 10 ci ñoom dañ leen koy subventionner à partir de cette année à 50% sur une période de 10 ans bu ñu ko defee gap bi nga xam ne am nañ ko en matière de disponible en lait local je pense que effectivement at bu jot dañ ko gën a wàññi donc l'autosuffisance sur le secteur lait également en marche. bu ñu desee ci meew bi xanaa jéego yooyu bi ngeen ko tegee yàggatul ñu wàññi consommation lait bi nga xam ne ni lu ci ëpp ci lu ñuy consommer bitim réew la jóge bu ma juumul te aussi tamit bu ma juumalit moo gën a yomb suñu meew mi meew local bi ndax subvention bi nga xam ne ni Union européenne moo ngi ko ciy tege yi demee noonu yooyu tamit du problème nga fa. non problème la li nga wax lu am solo la xam nga Sénégal dafa di réew moo xam ne dafa ubbeeku dañuy jëflante ak bitim réew ñun ni ñu jëlee suñu produit di ko yóbbu bitim réew lañ ko mayee waa bitim réew également ñu ñëw di jaay suñu bitim réew donc ni nga ko waxee léegi meew mi loolu bokk na ci gàllankoor yi foofu nga réew yooyu nga tudd soutien yi ñu am parce que seen état am na doole pour mën leen a soutenir ñun amuñu ko ñun pays donc du sud qui fait que ñooñu c'est des maanaam c'est une concurrence boo xam ne ci ñaari mbër li la xam yoo xam ne tolluwuñ doole alors bu ko defee nag meew moom bu ñëwee day gën a yomb ci njëkk ci lii nga xam ne ñun moom la ñuy produire localement ñu ngi liggéey fii mu nekk dans le cadre de la CEDEAO maa ngi jógee Abidjan bërki démb ñu ngi liggéey dans le cadre de la CEDEAO pour ñu seet ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci espace boobu naka la ñuy mën a def petit à petit ñu aar suñu bopp filtrer li nga xam ne moo fi ñëw par des mesures d'ordre fiscal ak d'autres en tout cas mesures d'autres instruments yoo xam ne ñu ngi ciy waxtaan pour mën ko teg ba nga xam ne ndànk danañ mën a construire une filière laitière solide mais vraiment durable quoi au plan économique. ba nga xam ne nii sama ndijaay yi nga xam ne nii ñu ngi ca kaw ga di sàmm daal dinañ toog ca kaw ga di tedd di produire di indi Dakar di jaay loolu lu mën a nekk. loolu lu mën a nekk parce que commencé nañ ko tey gis nga ñu ngi lancé campagne bu mag culture fourragère ñax la goo xam ne nit mën na ko am noor am ko nawet te tant que yaa ngi koy am mën nga am meew tey donte ne caawa gi mooy système d'élevage bi nga xam ne moo gën a rëy moo gën a ëpp doole ci Sénégal tey da ngay gis ñoo xam ne dañ yeew seen ñeenti nag seen juróomi nag def culture fourragère ba tax ñuy am meew moo xam ne bés bu jot mën nañ koo jaay mën ne yor seenu njaboot seen doom yi nga xam ne dañ daan bàyyi école di topp jur gi di màngaan léegi dañuy toog pour mën a dem école mag ñi nga xam ne seen yaram également mayu leen ñu ne ñuy dem di màngi également ñooñu mën di toog culture fourragère boobu moo tax léegul mën a am donc loolu mi ngi yaatu ndànk-ndànk ci réew mi bokk na ci beneen tànk bi nga xam beneen ponk boo xam ne président de la République
dugal na ko en plus importation vaches laitières yi pour que ñu mën a augmenter la production laitière locale. monsieur le ministre kàddu gu mujj gi. waaw di leen sant di leen gërëm bu baax di leen wax ne ministère de l'élevage et des productions animales dafa jàpp ne yéen presse ay partenaires lañ donc bu ñu jubee lu mel nii ci wàllu tabaski li ñuy soxla dañuy ubbi suñuy bunt fu ngeen ñu mënti woo ñu toog waxtaanee weccoo ay xalaat kenn ku ci nekk indi sa xalaat ci mbir bi ba nga xam ne Sénégal yi saa su nekk fu ñu mënti toll danañ xool préparatif tabaski bi nga xam ne moom lañ jëm mais daal may dalal xel yi di wax ne xar ni mu meloon daaw ci ak matale ren danañ ko matale ba Sénégalais yi kenn du jooy xar yu manqué fii ci Sénégal. jërëjëf kon monsieur le ministre may dellu di la remercier aussi ci honneur bi ñu accordé tey accordé ñu aussi bi entretien monsieur le ministre kon Ali Saleh Diop ministre de l'élevage et des productions animales lañ doon dalal di leen dig daje kon beneen yoon ci beneen jotaay jërë ngeen jëf. Merci. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.